Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre guardando sui nostri canali YouTube e Facebook. Ragazzi, dobbiamo intervenire velocemente per fare un video, perché ultimamente ci sarebbero delle informazioni che girano, ci sarebbero delle novità che girano facendo riferimento all'aggiornamento dei permessi di soggiorni illimitati. Quindi questo, ragazzi, purtroppo sono delle false novità, sono delle bufale. Non è vero per niente, non ci sono delle novità praticamente in vigore che parla del rinnovo o dell'aggiornamento del permesso di soggiorno illimitato, che altrimenti il cittadino può perdere il diritto di residenza in Italia, ma anche il diritto di soggiornante lungo periodo. Questo non esiste, perché l'ultimo novità che è stato detto per l'aggiornamento dei permessi di soggiorni illimitati, ma che devono avere 10 anni, che durano 10 anni, è stato pubblicato il 20 di gennaio 2021 del Ministero dell'Interno. Fino ad ora non ci sono altre novità che parlano di scadenza, di aggiornamenti che sarebbe obbligatorio. Non esiste. Oggi vi dico tutto quello che c'è come novità e tutto quello che esiste proprio in questi provvedimenti. salaamaaleykum ziar naa leen bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr, ñu ngi jégalu bu baax a baax. Donc vidéo bi nag dañ koy cadrer tey rek ci benn thème, parce que bon ce matin comme tey liggéeyuma, dama gis ne pratiquement am na ay audio yu bëri yu mu mbokki taalibe yi di envoyé ak ay message di ma laaj ba xam séjour yi. Donc dañ ne séjour yi dañ ko war a ajourner, sinon nit ki mën na perdre droit am pour donc soggiornare sul territorio italiano, wala bu fekkee dafa nekk ci biti mën a tudd gàtt bu jeexee ajourné wu ko. ñu wax ne loolu donc ay fausse nouvelle la yoo xamante ni bi existé wul. Donc ñu ngi gis ay audio sax yuy wax ne loi bi daf ne à partir du 1er février 2022 képp koo xamante ne ajourné yoo sa séjour bu jeexee sa séjour baaxatut ak dañ koy nangook duutoo mën a dugg ak yooyu yëpp c'est des fausses nouvelles, ça n'existe pas. Donc dernière information yi am ci ajournement séjour yi nga xamante ni bi jóge woon na ci ministère de l'Interno, ñu koy woowee fii en Italie il Viminale, te ka fa nekk ku ñuy woowe donc Lamborghese, ginnaaw bi nga xamante ne bi Salvini moo fa nekkoon. Donc ñoom liñ ci mujjee génne comme information moo ngi nekkoon le 20 janvier 2021. dinañ leen détailler lépp li nga xamante ni bi nekkoon na ci circulaire bi, wax na ci séjour yu bees yi nga xamante ni ñoom ñoo war a dugg en vigueur. te léegi séjour bi li ci gën a am solo mooy donc day nekk permesso di soggiorno illimitato. Donc permesso di soggiorno illimitato lay nekk ba tey, day garder donc critère boobu noonu, mais day am durée scadenza per 10 anni. Scadenza boobu nag nee nañ riguarda solo il documento fisico, maanaam filiation nit ki document bi, surtout photom, parce que xam nañ ne après 10 ans changement du ñàkk ci nit ki taayam et tout. Donc loolu rek mooy donc changement bi. Donc permesso di soggiorno bi tuddatul léegi permesso di soggiorno illimitato, ma adesso si chiama il permesso di soggiorno illimitato UE, donc dell'Unione Europea. loolu mooy différence bi. ginnaaw bi nga xamante ni chaque 10 ans da nga koy ajourné, te ci biir 10 ans yooyu donc li ngay ajourné mooy donc document physique bi rek. mais ci biir ajournement boobu noonu donc ministère de l'Intérieur génne woon na circulaire di xamle ne aggiornamento boobu ñu war a def ci permesso di soggiorno bi yàqulu dara nit ki nga xamante ne bi amoon na droit am pour di résider Italie, am fi résidence, donc amoon fi donc résidence permanente, donc doon fi séjourner en Italie, yàqut ak dara ak donc droit am boobu noonu mënu ko koo xañ. Donc loolu tamit ñu leeral ko mbokki taalibe yi pour ñu xam ko. fi ñuy njëkkee mooy xam ngeen ne donc le 20 janvier 2021 donc amoon na circulaire bu génnoon. circulaire boobu amoon na benn décret boo xamante ni dafa génne woon. décret boobu daf doon leeral d'abord fi mu gënoon a donc focaliser wu moom moo nekkoon donc décret bi nga xamante ni bi col decreto sicurezza di Matteo Salvini bi mu nekkee ministre de l'Intérieur daf ko indi woon ay changement jëm ci wàllu donc dépôt yi nga xamante ni mbokki taalibe bi dañu leen déposer pour passeport, te durée bi nekkoon 48 meses yi, maanaam 4 ans. loolu dañ koo modifié ginnaaw bi nga xamante ne bi donc le 20 janvier 2021 am na benn DL bu ñuy woowee donc il DL che ha modificato il termine maximum per la concesso della cittadinanza. Donc nekkatul 48
mois mais léegi 24 mai di duwee année donc nit ki depuis le 20 janvier 2000 donc comme ni ko lejje bi waxee fii nii depuis le 20 janvier 2020 képp koo xamante ni donc da nga déposé le 20 décembre 2020 da nga déposé pour cittadinanza donc durée 2 ans lay am mais du durée 4 ans ci biir loolu mën nañ ko prolonger ba 3 ans bu fekkente ni donc dafa am yeneen gàllankoor yu nekk ci biir wala donc ñi ci war a prononcé wu guñ ci pour dox la donc cittadinanza boobu noonu loi permettre na ñu prolonger ko ba beneen at muy 3 ans mais daal ñu xam le ne il DL sicurezza di Matteo Salvini bi indi woon loolu alors modifié nañ ko léegi ginnaaw bi nga xamante ne bi donc le ministre de l'intérieur par l'intermédiaire donc de Luciana Lamborghese indi woon na donc leeral yooyu depuis donc il Viminale alors loolu mi ngi nekkoon donc luñ modifié woon depuis le 18 décembre 2020 ci biir loolu moom moo nekkoon décréto bu Salvini bi ñu doon woowe donc il DL Sicurezza kon à partir du 20 décembre 2020 rek loolu nekkoon na en vigueur na léegi képp ku dugal cittadinanza rek duutul durer 4 ans mais léegi 2 ans lay durer ginnaaw bi nga xamante mën nañ ko prolonger yokkaat ci beneen at alors ñu wax ne mu am il DL interministériale bi génnoon le 20 janvier 2021 boobu dafa doon leeral ci nouveau permesso di soggiorno yu bees yoo xamante ni dafa war a dugg in vigore ñu koy woowe il permesso di soggiorno illimitato UE donc dell'Unione Europea loolu lañ ci dolli donc document bi léegi nekkatut il permesso di soggiorno illimitato ndax fii Italie xam nañ fi ñaari type di permesso di soggiorno donc am na fi il permesso di soggiorno illimitato UE ak il permesso di soggiorno illimitata CE donc yooyu mooy permesso di soggiorno yi fi nekk te nga xamante ni ay permesso di soggiorno illimitato lañ yépp ñu wax la ne document yooyu dañuy garder seen cours de validité maanaam dañuy nekk en cours de validité finke donc mataluñu 5 ans wala 10 ans parce que am na ci document yoo xamante ni donc de 5 ans nga koy ajourné surtout bu fekkee xale la te nekkoon illimitato wala donc mag la bu dee 10 ans donc chaque 10 ans nga ko doon ajourné ñu wax ne loolu document yooyu noonu pour l'instant ba tey dañuy garder seen cours de validité ba keroog normatif buy dugg pour xam ne ne léegi obligation la pour permesso di soggiorno yooyu yëpp donc ñu ajourné leen finke loolu amagut donc day garder donc validité xam ngeen ne expérimentation séjour yu bees yi donc nekkagut pratiquement loo xamante ni dafa wër Italie yëpp am na questura yoo xamante ni commencé woon nañ doon def donc expérimentation yi questura bu mel ni Terni te nekk donc région Umbria ñoom commencé woon nañoo def expérimentation bi donc ndànk-ndànk de ce fait ñuy dem ba ministère war a génne circulaire nag pour xam ne léegi obligation la pour képp koo xamante ni yaa ngi sur le territoire italien donc nga dem ajourner sa permesso di soggiorno bi nga xamante ni bi illimitato la woon CE wala illimitato donc UE loolu ñoo xamal ko mbokki taalibe yi moom moo génnoon ci le 20 janvier 2021 bi ñu nekk te doon leeral loolu ñu wax ne permesso di soggiorno yu bees yi génn changement bi ci am mooy dañ ciy dolli li ñuy woy donc UE illimitato lay doon UE illimitato bi donc critère la bu dul dañ illimitato mooy yow séjour bi duutoo ko renouveler maanaam duutoo dem di fay ay kit postale dugg fii di ko renouveler li ngay def mooy ogni 10 anni da nga koy aggiornare mooy donc critères yi xam nañ ne nit ki dina fi màgg taille bi dina changer wala donc supposons visage am changer et tout mu defaat yeneen photo donc dem ajourner document boobu noonu bu ko defee document bi donc mën a nekkaat en cours de validité te circulaire ministre de l'intérieur xam le ne aggiornamento boobu noonu yàqut ak dara mënta xañ nit ki comme ça nit ki bañ koo def mënu koo xañ droit bi mu am pour résider en Italie en tant que donc mu nekkoon fi résident amoon titre boobu nekkoon illimitato UE wala CE ñu leeral loolu mbokki taalibe pour mu leer kon ñu jàpp ne document bu bees bi nga xamante ni mooy nekk permesso di soggiorno yu bees UE yi nga xam ne day valable ci Unione Europea bi dañ tuddee ko donc il nuovo modulo uniforme permesso di soggiorno moom mooy remplacer yi nga xamante ni bi ñoom ñoo fi nekkoon ñu gënoon koo xam ci soggiornante di lungo periodo CE wala soggiornante di lungo periodo UE ginnaaw bi permesso bi nekkee donc illimitato alors loolu tamit ñu wax ko mbokki taalibe bi donc document bu bees bi war a dugg tey remplacer séjour yooyu 10 ans lay diire ogni 10 ans donc da ngay dem nga aggiornare ko ginnaaw bi nga xamante ne bi wax nañ leen donc li nga xamante ni moom moo ci laxasu kon li ñuy leeral mbokki taalibe bi mooy jamono ji ñuy wax ak yow Italie amul benn circulaire bu génn jóge ministre de l'intérieur buy xamle ne à partir du 1er février da ngeen a war a dem aggiornare seen séjour yi loolu fausse nouvelle la existé wul donc loolu amul
parce que gis nañ ne am na ay audio yoo xam ne ñu ngi tourné di jiraare ñu bëgg a leeral mbokki taalibe yi loolu du ay information parce que am na information yoo xamante ni bu xësee balancé wu rek mën na créer ce qu'on appelle donc la panique wala mu créer donc désordre au sein de la communauté te am na ñoo xamante ne bi mën nañ cee bañ a xam dara moo tax il faut que ñu leeral leen ko ba xam ne lii moo ci nekk amagul benn normatif wala benn provédiment boo xamante ne bi wax ne ne à partir du 1er février ku ajourné waale sa séjour da nga koy ñàkk wala bu la fekkee bitim réew doo dugg si loolu c'est pas vrai, ça n'existe pas. donc loolu lañ bëggoon a leeral mbokki taalibe pour ñu xam ko bu baax a baax ñu wax ne rek ñaari type permesso di soggiorno illimitato yi am Italie mooy soggiornante de lungo periodo CE ak soggiornante de lungo periodo illimitato UE. donc ñaar yooyu yëpp ba tey dañuy continuer di garder seen durée de validità ba keroog nit ki war a mën a dem ajourné ko ginnaaw bu matalee 5 ans yi mu doon duré wala 10 ans yi mu doon duré ñu ne critère illimitato bi ba tey daf koy garder mooy document bi kenn duutu ko renouveler mais da nga koy ajourné rek ogni 10 anni. circulaire bu jógoon ministre de l'intérieur moo ko leeraloon di wax ne donc bu fekkente ne bi lu war a dugg en vigueur la wara loo xam ne donc dañ ko war a appliquer bientôt dañ koy appliquer ci Italie gépp yaakaar naa ñëpp dinañ ci jotandoo mais du ay audio yoo xamante ni bi day tourner nit ñi di jàpp ne loolu dëgg la donc te du dëgg ñu dalal mbokk yi taalibe yi seen xel xamal leen ne dernière information yi mujjee wala wax ci permesso de séjour yu dugg en vigueur ak yi ñu ajourné moo ngi nekkoon depuis le 20 janvier 2021 bii ñu génn. pour l'instant nag am na questura yu commencé def expérimentation bi mais du questura yëpp kon ki yoroon séjour ancien yu njëkk yi bu mu am benn panique séjour yooyu ba tey dañuy nekk une corso di validità fi nga koy atteindre gu ñu dëcc ci année yi wala donc atteindre gu ñu ci nga koy année yi jëm ci xale yi nga xam ne dem ñoo ko am du am benn problème dañuy valable dañuy mën a tukki dañuy mën a dem dañuy mën a ñëw ba keroog donc ñuy atteindre temps boobu nga xamante ni moom mooy durée bi ñu mën a dem donc aggiornare ko ginnaaw bi nga xamante ne bi aggiornamento bi ak expérimentation permesso di soggiorno yu bees yi ñuy wooye donc illimitato UE tey durée 10 anni donc pratiquement tasaaroo na bu baax a baax ba question yëpp donc di ko appliquer. alors fi ñuy jeexale mooy il decreto sostegno quarter xam ngeen ne doon nañ leen ko wax ci vidéo yi mujj yi donc kii di Conte ak la Lega donc parti bi ñuy woowee 5 Stelle te Conte nekk fa ak la Lega bërki démb daje nañ ak Draghi pour doon ko laaj ñu def li ñuy woowee donc lo scostamento di bilancio déficit budgétaire boo xamante ni xaalis bu bari lay doon pour ñu mën a taxawal beneen décret taxawul liggéeykat yi imprese bi ak li ñuy woowee donc la proroga rem ak il bonus stagionale ñi wax ne loolu Lega ak 5 Stelle di Conte ñoo ngi ci mais pour l'instant amaguñ ci consensus déggooguñ ci te fan yi di ñëw donc ñu ngi xalaat ne dina nekk ay jours yu décisif pour ñu am ci lu leer a leer ba xam gouvernement bi dina appliquer loolu voter scostamento di bilancio pour ñu taxawaat beneen décret dimbalewaat liggéeykat yi ñu gën koo xam ci bonus stagionale prorogarem ak intermittente ak ni mu fi doon amee rek ñu ngi xaar yeneen information yoo xamante ni jàpp nañ ne Draghi dina tase ak ñooñu ñu leen waxal ngir déggoo ci ndax Lega ak 5 Stelle di Conte ñëpp dañ ne gouvernement bi dafa war a def scostamento di bilancio xaalis bu war a toll ci 25 wala 30 milliards bi pour taxawal décret boo xamante ni dinañ mën a taxawaat askan wi comme niñ ko doon defee. mbokki loolu moo nekkoon li fi gënoon a fës ñuy ñaan mbokki taalibe bi ñu am bañ a am benn panique audio yooyu ñuy dégg muy wër naan di 1er février donc sono delle bufale sono delle balle che notizie che praticamente sono fake news non esistono donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.